asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamualeykum waa diaspora bi ku ci nekk maa ngi lay nuyu sa tur ak sa sant di ñaan sama kàddu mu fekk ñëpp ci jàmm tey nag ma leen di fàttali suma bopp ci li nga xam te ni moom lañ bokk muy réew mi ndax ñoo ngi jëm ci ay échéances yu am solo muy élection présidentielle 2019 ñun ñi tey di wax nag ñoo ngi wax ci turu booloo taxawu askan bi man ma nekk coordinateur bi Sidi Gassama jàppale woon le président Macky Sall ci élection 2012 jàppale ko ci élection législative muy 12e législature bi ñu génn bokkoon ci Benno Bokk Yaakaar doon jongante fii ak l'honorable député Abdou Mbow ak le directeur général Siré Dia ci élection locale 2014 tey nag li waroon lu ñu jàppale président Macky Sall ci élection yooyu yëpp weesu dafa fekk ni moom daf ñu joxoon benn programme bu ñuy wax yoonu yokkute tey mu ne moom su ñëwee dafa am ay points yu ko soxal mu tudd ci ndaw ñi tudd ci jigéen ñi tudd ci monde rural wax ni fi mu toll yët li ko gën a yitteel mooy éducation bi tey bëgg na indi ay réformes ci wàllu jàng ak jàngale ngir suñu doom yi mën a tegu ci yoon. digoon nañu aussi wàllu sécurité waxoon ñu wàllu santé wax ñu wàllu justice pour indiwaat Sénégal mu nekk un pays de droit wax ni tey bu ñëwee dina ñoŋal alalu réew mi wàññi train de vie de l'État ba nga xamante ni fi ne askanu Sénégal dinañ jëriñoo xaalis bi ñu doon yaakaar nag rupture bu rëy ci moom tey mu mel ni li ko Sénégal doon xaar man tey su ma doon peese di ko mentionné dama naan lajj na ba tax na ñun war na am loo xam te ni war nañ ko mën a roy ci réewu tubaab yi ndax exemple bi may joxe mooy François Hollande dara empêché ko woon pour mu laajaat deuxième mandat ci réewu France mais xam na ni bi muy jël réew mi doon dagaan baatu askan wi dafa am lu mu digoon ña nga xamante ni ñooy yeewoo ca France ñu dem ba ci cëppaandaw ga mu gis ne moom mission bi ñu ko joxoon tey lajj na mu xëy ne moom dootul présenté waat deuxième mandat jël seen réew bàyyi leen ba tey ki ñuy wax Macron ñëw jël France kon je crois que ñun suñu dirigeant africain yi rawatina Sénégal gi nga xamante ni fi la nekk war nañ mën a am éthique ak morale xam ni lépp lu ñu la jox muy responsabilité pour askan wi soo ci échecgee war ngaa mën a delloo lan la joxoon ña la ko joxoon mën a jël loolu teg ko ci loxo yoo xamante ni dinañ am yaakaar ni su ci duggee réew mi dina tegu ci yoon. ndax le président Macky Sall bi muy ñëw wax na ni moom su ñëwee 25 ministres lay def Sénat bi da ko supprimer ne yàq xaalis la li ñu ciy def war nañ ko dugal ci askan wi. waxoon na ni aussi dina yaatal ay université lu mel ni université Sine Saloum ak université bi mu war a def Diamniadio loolu yëpp nee woon na dina ko réaliser ci 5 ans yi nga xamante ni moom nee woon na su ñëwee mandaam 7 ans lañ ko fal mais dina ko réduire ci 5 ans pour démocratie sax ci réew mi. wër na Sénégal ci Saint-Louis bi nga xamante ni la njëkkee muy 12 juin 2012 ba mujjee Dakar le 20 juillet 2016 14 régions yi nekk Sénégal yëpp soo xaymaa li mu leen dig toll na ci 4 milliards 800 millions. ba tax na tey loolu yëpp gis na ni ci bilan waxuñu ne amul lu mu fi def ndax ñun ñoo jël suñu doole jox ko pour mu définir li nga xamante ni mooy politique gu nation bi. def na nag PUDC ci àll bi nga xamante ni tey suñu ay mbokk ñoo fa nekk ci wàllu yoon wàllu ndox ak wàllu courant loolu soo xoolee première tranche bi egg na ci 113 milliards wax na ni war nañ cee def 300 milliards. kon soo xoolee 7 ans yi fi Macky Sall def tey suñu doon xool bilan bi nga xamante ni def na ko fi damay indi li Idriss Seck waxoon ne Abdoulaye Wade li mu fi bàyyi woon ci ay chantier président Macky Sall mënu ko peinture. loolu moom fi mu toll dëggal naa ko ci 7 ans yi nga xamante ni Macky Sall def na ko fi ne nag ñu jëmaat ci échéance boo xamante ni dafa am solo tey ñoo ngi gis ne budget 2018 bi nee na li ci ëpp da koy def ci social. ma gis ne kon ñun ñiy fal di folli war nañ mën a xam ñan la ñuy jox suñu réew parce que tey le président Macky Sall ci loolu yëpp mu ñu digoon tey gis nañ ni fi mu toll ni soo xoolee ay ministre conseil am ak ministre yi nga xamante ne am nañ portefeuille jege nañ ci 150 te loolu yëpp alalu réew mi
la ñuy jël di leen ko jox te defaloon réew mi dara. Sénat bi mu waxoon ni aussi daf koy supprimer tey indi na benn haut conseil boo xamante ni ca dëgg-dëgg institution boobu kenn xamul lu muy defar réew mi. quasi ci 150 personnes jël 6 milliards 500 jox leen ko mu zone seen budget te loolu fi mu toll nii waxoon na ni fi mu toll dafa bëgg a ñoŋal alalu réew mi. indi lu ñu of nag ne pour ñun ñiy gouverner la tey képp koo xamante ni luubal nga alalu réew mi jàpp naa ni war nga ko delloosi pour réew mi teguwaat ci yoon te moom du protéger kenn. tey OFNAC rapport yi mu teg ci taabalam jël na dëgg ci tànkam justice bi tey ca dëgg-dëgg kumba am ndey la ak kumba amul ndey ñun liñ fi jële woon ci régime bi nga xam te ni moo fi jóge ay réalisation taxul ñu jële fi Ablaye Wade ak waa këram mais dañ ne woon réew mi dafa bëgg indi dévolution monarchique pour teg doomam ba pare impunité bi yaatu woon arrogance bi bëri Sénégal yépp takku jàppal le président Macky Sall ngir jàpp ne su ñëwee dina indi rupture mais tey nag may woo askanu Sénégal pour wax leen ni fi mu toll nan yeewu ndax rangoo ñu baadoola mooy sim cerey buur ci 21e siècle bi ñu nekk loolu dafa war a jeex. parce que tey soo xoolee dirigeants yi nga xam te ne ñoo nekk ci occidentaux yi tey suñu benn fonctionnaire bu nekk ci état rek daanaka fi mu toll li mu am ci koom-koom ministre France wala Amérique amu ko loolu yëpp kon li muy wane mooy que ni ñoom li leen jox au lieu ñu liggéeyal askan wi seen bopp leen fay nekkal te alal ji ñuy tuur ci élection loolu yëpp suñu alalu bopp la boo xamante ni ñooy dajal suñu ay impôt jox leen ko ngir ñu doxal réew mi fépp foo xamante ni tali war na faa am ñu def ko fa fu ndox war a am ñu def ko fa abri provisoire yi bari na ci àll bi. tey réalisation yooyu xam ni diggoon nañu ko ci wàllu université bi waroon am Kaolack université Diamniadio autosuffisance en riz ne woon dinañ atteindre suñu objectif ci 2017 tey ba tey ñoo ngi jéggaane lu ñuy dund ci bitim réew. te wax na leen président Macky Sall am na chance boo xamante ni bi muy jël réew mi fekk na pétrole bi nekk $29 jamonoy Ablaye Wade élevé woon na ba $140 te ñun lépp lu ñuy jënd ci bitim réew moo ngi aju ci dollar bi nga xamante ni mooy pétrole bi mooy baril pétrole fi muy toll. kon nag le président Macky Sall damay wax ni su doon tey damay mentionné fi mu toll li nga xamante ni moom la def bilan ci 7 ans yi ñu dugg man jàpp naa ni échec na ci li nga xamante ni moom la Sénégal yi doon xaar ci moom. ndax diggoon na jeunes yi 500 000 emplois tey soo gisee li gën a dox ci jeunes yi mooy yor sa moto di dawal ak tarmus boo xamante ni da nga ko yor di jaay sa café te ñooñu sooy xool ay bachelier ñoo ngi fi am na sax ñoo xamante ni am na ay maîtrise am ay master 1 2 ba tey amuñu fenn fu ñu xëy. wàllu sécurité bi aussi agence bi nga xamante ni mooy agence de sécurité et de proximité tey soo xoolee suñu sécurité réew yëpp demal ci police yi demal ci gendarmerie yi ñoom ñoo fa nekk. amuñu formation bi ñu war a am te seeni salaire maam salaire yu dérisoire la kon loolu yëpp suñu wàllu sécurité tey waroon na am ay recrutement ci wàllu gendarmerie wàllu police ba réew mi fi mu toll nii ku ci nekk mën a am dal ba mën a garder li nga xamante ni mooy sa ay bien te loolu tey moom la war. le président Macky Sall encore une fois damay gis ne fi ne tey parti yi nga xamante ni ñoo fi nekkoon war a am ay idéologie pour conquérir le pouvoir tey parti yooyu yëpp jël na seen njiit fi mu toll nii mu mel ni. nag woo xamante ni dañ koy jël séddoo ko ci réew mi ba ku nekk jël sa nar Sénégalais yi nga xamante ni ñoom ñooy Sénégal lambda bi gisuñu seen bopp ci réew mi te loolu yëpp mënut a defar am réew. kon nag élection yi ñu jëm ni nekk na élection yu am solo kon nag képp koo xamante ni fi mu toll ni sénégalais nga na nga bàyyi xel ni njiit ñi ñoom dana leen war a teg ci yoon wax leen ni ñun ñi leen bëgg ngeen yor ko suñu réew. ndax réew mi tey war naa mën a décoller wax na ni am na ay ressources naturelles yu fi feeñ ba tey contrat yi dara leeru ci. kon jot na fi mu toll ñun ñu taxaw takku ci lépp loo xamante ni xel la ak xalaat ba ëllëg ki ñuy fal na nekk koo xamante ni patriote lay doon ku bëgg réew mi lay doon. tey faju ci réew mi jafe na li lay war ni mën nañu ko moom eggale ba ñoom ñu mën a taxaw suñu hôpital yi ñu ngi fajoo mën a tegu ci yoon seeni soxna sax ku ci ëmb ci bitim réew ngay muccee ngir lan am nationalité boo xamante ni ëllëg soo fi jógee mën a dem ci réewu tubaab yi. tey seeni école yi seen doom di jàngee ñun fi mu toll ni suñuy doom jàngewuñ fa te école yooyu tey moo leen defar ñoom ba tax ñu nekk li ñu doon kon jot na nag fi mu toll ni rangoo ñu baadala boobu di sim cërey buur mu jeex ci réew mi ndax léegi réew mi parti politique yi bëri na liñ ci jublu lépp nan la ñuy def ba bokk ci li nga xamante ni mooy système bi pour pàccoo alal réew mi Sénégal yi fi mu toll ni di dee te loolu moo war a jeex ci Sénégal. kon nag encore une fois ñun ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa booloo taxawu askan bi ñoo ngi ñëw di leen interpellé waat
di wax ni fi mu toll nañu jëlee suñuy carte wàllu carte d'identité yooyu am na kuwaat yu rëy yu ci am ci élection yi génn ndax mënuñu concevoir Algérie 22 millions de personnes ñoo fay yeewoo tey seen carte d'identité bi ñu koy changé waat defuñu ci lu mat 7 milliards. France seen carte bi ñu koy changé lañ ca def ëppul 18 milliards tey ñu jël ñun suñu 52 milliards def ko ci ay plus de 2 millions sénégalais ci élection législative yi ñu génn mënuñu def seen droit civique loolu fi mu toll échec la ci nguur gi nga xamante ni tey ñoom ñoo nekk ci système bi. kon nag ñun nañu xàmmee ràññee tey seen yitte yi yëpp mooy ñuy def ba am deuxième mandat parce que li ñu wax ni ren moom social la ñuy def ci budget bi loolu yëpp pour jox nit ñi alal joo xamante ni dinañ leen ko gere ngir ëllëg ñu mën leen a votel alal jooyu seen alal la. bourse sécurité familiale bi 2017 la waroon jeex parce que programme am moom 2017 la waroon jeex parce que waxoon na ni su jëlee réew mi dina wàññi mandaam ba ci 5 ans pour démocratie mën a sax ci biir réew mi. mais tey soo gisee ñu prolongé ko newaat dinañ indi 400 000 familles pour joxaat leen loo xamante ni 40 milliards ci budget Sénégal pour bourse sécurité familiale loolu fi mu toll nii jàpp naa ne suñ ko investiroon pour xale yi mën a liggéey réew mi dina mën a tegu ci yoon. parce que Sénégal tey endetté nañ parce que presque plafonné nañ ci dette bi nga xamante ni mooy dette extérieure ñoo ngi ci presque 65% ci bor boo xamante ni ñun bañuñu bor mais bor bi tey su ñëwee fan lañ ko war a def. parce que bu ñu lebee bor ba pare investir ko ci loo xamante ni askan wi ñoo koy jariñoo war koo fay loolu ñun dañ koy nangu mais tey soo xoolee dette intérieure bi ñi nga xamante ni mooy suñuy entrepreneur ñoo ngi ci 900 milliards et quelques yoo xamante ni tey actuellement xaalis amul ci keesu nguur gi. yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ni jafe-jafe la syndicats yi ñoo ngi am problème tey enseignants yi fi mu toll nii gis nga seen i problème gis nga fajkat yi ñoo ngi am problème étudiants yi seen i bourse mënuñu koo jot te ñoom fi mu toll nii seen dara manqué wul tey privilège bi nga xamante ni ñoo ngi koy am te ñun ñu leen koy jox lépp fi mu toll nii ñoo ngi koy jot. Ousmane Sonko tout récemment révélé na ne fi mu toll nii député yi ñoo ngi laaj indemnité d'entrée boo xamante ni ku ci nekk war nañ la jox fukki millions. te loolu ci réew moo xamante ni wax na ni moo bokk ci 25 réew yi gën a ndóol ci àdduna am na loo xamante ni vraiment suñu njiit tey war nañ mën a teg réew mi ci yoon xam ne réew mi ñi ko war a composé tey fi mu toll nii askan wi ñoo ciy loru parce que ab buur warut a jàng borom xam-xam dafa war a jub maam ab jaahil su xamul alalam warul tax mu war a jiite. kon nag réew mi nañ jël les places qu'il faut defal les hommes qu'il faut adduna bi mën a xam ni fi mu toll ñun Sénégal su lakkoon tey ñun doom la ñuy doon. kon le président Macky Sall encore une fois damay gis ne fi mu toll nii échec na ci mission bi nga xamante ni Sénégalais joxoon nañ ko kon tey opposition bi aussi parfois ma mere leen parce que li tax mooy ñoom mënu concevoir réew mi am jafe-jafe tey baykat yi ñoo ngi ci problème maam jàngkat yi ñoo ngi ci problème santé bi am na problème mais jamais nga dégg ñu wàcc sur le terrain pour taataan jafe-jafe askanu di ci wax chaque jour li ñuy wax mooy wàccal ma toog te loolu mënut a doxal Sénégal. coalition yu bëri ñun dañu wax ni àndatum ci parce que loolu yëpp li koy indi mooy partage gâteau lay doon. suñu bëggee réew mi dox faaw ñu xam ni Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar te adduna bi daanaka jeex na ba pare ndax soo xoolee année 2017 bi ñaata xalif généraux yoo xamante ni tey ay régulateur social lañ woon génn nañ àdduna te ñun ñii fi mu toll nii la leen yóbbu duñu fi bàyyi kon jot na ñu jéem a dimbali suñu ay ndaw parce que xale yi fi mu toll nii éducation bi tey ñoo ngi jàng matières yi di am ay diplôme mais liggéey tëna leen parce que ndax lan suñuy dirigeant amuñu volonté pour mën a teg réew mi ci yoon ba peut-être ak moyenne entreprise yi nga xamante ni ñoo fi nekk war a mën a développer réew bi lépp fi mu toll nii ñoo ngi ci ay fiasco kon je crois que fi mu toll économie réew mi tey soo ko xoolee ñoo ngi ñuy bëgg a rey ci 6,7% ba jëm ne suñu croissance war a dem 7% mais croissance boo xamante ni 80% yi moo ngi ci bitim réew tubaab bi ñoom ñoo koy jariñoo tey suñu doomu réew fi mu toll nii kenn jàppalewu leen ci dara lépp loo gis fi mu toll nii suñu ay ressources naturelles lépp ñoo ngi ñëw ñoom di ko fi mu toll nii exploité dina fi bàyyil ay 10% ak i 15% loolu dafa war a jeex ñoo ngi wax ni 2020 ba 22 war nañ mën a commencé exploiter pétrole bi pour mën ko jëriñoo mais les contrats yi fi mu toll nii dara teguwu ci yoon. parce que encore une fois damay gis même le ministre Thierno Alassane Sall ci démission bi nga xamante ni def na ko interpellé leen ko chaque jour pour mu leeral lan moo tax mu démissionné ak contrat bi nga xamante ni moo dox diggante nguur gi ak waa Total moom mu ne dafay def li nga xamante ni mooy enquête parlementaire pour mën a ñëw leeral loolu pour wax la ne député yi seen rôle kay moo doon pour taxawu li nga xamante ni mooy askanu Sénégal dem taataan seen i jafe-jafe contrôler li nga xamante ni mooy action gouvernement woote ay budget woote ay projet de loi mais tey soo xoolee système mu démb bi moo fi nekkaat ba tey te loolu yëpp xaaruñu koon ci le président Macky Sall bi mu ñëwee daf ne woon moom dafay changer
def des réformes yoo xamante ni réforme institutionnelle lay nekk ba ñetti pouvoir yi nga xamante ni mooy exécutif ak pouvoir législatif ak justice bi lépp mën a tegu ci yoon ba ku ci nekk yor sa cëggal guy di ko doxal ni mu waree comme grande puissance ni ñu koy defee. mais tey mën naa ne ñun yoruñu république royaume lañu yor ak ñoo xamante ni tey ñoom seen intérêt moo nekk ci biir système bi lépp lu ñu teg lu baaxul ci askan wi ñu taxaw défendre ko. même suñu mbokk journalistes yi tey war nañu mën a toog dem taataan jafe-jafe askan wi di ko génne di xam askan wi fi ñu toll li ñuy dund ci ay jafe-jafe parce que tey ñoom rek ñoo fi émerger ak ñi nga xamante ni fi ñu toll mooy waa bitim réew. tey suñu croissance boobu ñuy wax naan 6,5% ba jëm 7% mais Sénégal lambda bi gisuñu seen bopp on se dise la vérité. le problème nag kon jot na échéance yi di ñëw bu ñu kenn nax nan ñu tegal programme yu wóor ñu xool ñan la ñuy fal pour suñu réew mën a décoller tegu ci yoon. parce que lu mel ni Rwanda man chaque jour damay joxe exemple ci ki nga xamante ni mooy Paul Kagame tey Rwanda googu mu nekk couverture maladie universelle bi nga xamante ni daanaka hôpital yi ay bor kese la tey réew moomu ku fa feebar da nga fa faju bourse de sécurité familiale bi ay militants lañ koy jox ñoo xamante ni mérité wuñ ko rien que pour lan ëllëg ñu mën leen a voter tey li nga xamante ni mooy réew mi mënuñu concevoir di ko teg ci ay parparloo ak loo xamante ni pàccoo la ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci suuf di dee loolu dafa war a jeex ci réew mi. encore une fois suñu bëggee réew mi dox ñi ci kaw faw li ñu leen jox ñu séddale ko séddale bu maandu waruñu cee xool ko ànd ak ñoom ak ku àndul ak ñoom. parce que li ñu leen jox ëllëg suñu borom dina leen laaj ku ci nekk lam la jox nan nga ko sàmme woon. kon li may wax mooy sénégalais yi nga xamante ni ñoom ñoo am seen baat di fal di folli jot na sëkk ñu xam fi ñu toll ñan la ñuy jox seen baat pour réewu Sénégal mën a décoller. ñu ngi leen di sant di leen gërëm asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.